talaata ñaar fukki fan ak ñeent siiw koor atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukki ñett gàddaay ga mbokk yi da leen jàmm si xibaar yi marax gi li ci gën a fës suñu diggante ak xeet gu ndaw gi di Korité di yees ayu bés moo si daal di dox ñi nga xam ne di jëndkat yi nag jaay yi commencé nay di xumb waaye nag jëndkat yi ci boppam li ëpp seen bopp moo di njëgu jëfandiku gu doy waar gu seer lool rawatina ñàkkum gisum ginaar goo xamante ni bii bokk na ci lu ëpp lu ñuy jëfandikoo nekk na loo xam ne jaaxal na leen gëstu Mame Seynou Babou danañ ko ubbee jotaay bi la xibaar dañ ci toftal kàddu yi waa Corrède ñi nga xamante ne bi jàngat nañu nag doxalin wi nga xam ne daal dañ ko gis ayu bés yi ñu daal di génn nag fan yu mujj yëpp si wàllum politique ñoo xam ne ay saabalkat la ñu maanaam parce que xibaar yu mujj dugg si politique ñoom ñi nga xam ne ñoo di Mamadou Diop Mamadou Thior ak ay ñoom ñu gis moo di ku mu neex mën ngaa dem nekk politicien waaye bu boobaa da ngaa war a génn li nga xam ne moo di rédaction yi ndax ñaari tànk yooyu mënoo ko bokk di doxee jël ñu daal di def fapp taxaw seetlu si wàllum tàggat yaram ak ñi nga xam ne ñoo di footballkat yi nga xam ne seen dégg-dégg neexul ñuy équipe bu Sénégal bi nag daal nañuy qualifié ci coupe du monde bi ñu war a amal ci Brésil fanweeri fan ci weeru avril bi lay ubbeeku ba fukki fan ak juróom ci weer mais ñoom nag jubluwaay gi genn la ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ay champion d'Afrique nekk champion du monde moo leen daal di soxal talaata ju jot nañ leen amal li nga xamante ne bi moo di tekki fii tey ñu fekk ki nga xam ne moo di Cheikh Dall ay dàll lay defar di ko defaree fii ci réew mi di jëfandikoo ay yu ni mel lan la xarañteef gi dikkee ci moom dina ko nettali ay satukan mi nga xam ne mooy def gëstu bi mbokk yi lii mooy li gën a fës ci biir jotaayu xibaar nekk ci def si faram fàcc. lu yees ay bés suñu digganteeg li nga xam ne moo di Korité ñu wutali si jay xool njëgu jëfandiku yi njaboot yeeg ay waajur yi njaboot li ub seen bopp jamono ji moo di ganaar nga xam ne teg ko bët jafe na lool si jay yi yu néew yi fa am dafay daal di seer lool nag nekk na loo xam ne mën naa indi kawteef bis bi nga xam ne moo di bisub Korité bu fekkee ne njëg yi daan nay wéyee noonu ak ñàkk gi bari gi yeneen njëgu jëfandiku yi yëpp nag yokkute gi it nekk na loo xam ne yëg nañu ko gëstu Mame Seynou Babou. jaaykat ak jëndkat dajaloo fiile jaar fi sax jafe na ay pañe yu fees dell ak ay ndugg ku nekk yaa ngi def say course ñoo ngi ci marché Tilène ay fan yu néew des ci fetu Korité ganaar yi ak clients yi gisuñu leen moo ngi toog ci chaise am di xaar ay clients. am na yu fi nekk mais taxul dox ba mu war dox moom dox ko moom xam naa même ginaar noonu la manqué na seer na quoi. am na yu jar 3000 am na yu jar 3500 am na 4000 prix bu ne daal am na fi daal. yor lekketam bu fees dell ak ndugg soxna moo ngi soog a pare moom miilee nekk na ci waajtaay yi bu weesoo ginaar yi nga xamante ne jafe nañu gis moom mii moo ngi ñaawlu njëg yi nga xamante ne dafa cher. waaw maa ngi commencé dugg par ndànk-ndànk métti rek marché bi métti na affaire yi cher na ba pare ginaar amul ba pare marché bi moom mooy loolu ndugg yu sew moom am na mais ay ginaar ak yi saf-safal yeeg yooyu yëpp moom dafa manqué. ginaar yi moom rëyul parce que fii boo laajtee ginaar 3700 lañ lay wax 5000 taxu koo nga ne dëgg. ñu fekk ko sax nag muy kaas ci lu jëm ci yokkute wu njëkk yi Khady Ndiaye nag moo ngi dëggal li ñeneen ñi wax. commencé naa ko dugg kañ waaye ndugg mi seer na ginaar seer na ginaar yu daan jar 2500 léegi ay 3500 ki 3000 4000 am na mais bareegul comme ni mu waroon a amee amoo ko noonu. jaaykat ak jëndkat ñoo bokk ay kàddu produit yi jafe naa gis waaye tamit njëg yi ñoo ngi gën di yokk. jaajëfal ko Mame Seynou Babou si boobu lay gëstu ñu ngi doon ñu ci bopp xibaar yi kuréel gi nga xamante ni bi ñooy saytu doxinu taskatu xibaar yi mu dëppoo ak ni nga xam ne la ko yoon terale di Corrède daan nañuy def ab ngëmloo dellu ci waat ci li nga xam ne moom la ñu seetloo di ay saabalkat yoo xam ne dañoo daal di takk seen ndigg wutali li nga xam ne moo di politique bi li nga xam ne nag jàngatee nañu ko noonu Mamadou Thior ki ñoom moo di comme neex mën ngaa dugg si politique waaye bu boobaa da ngay teg si ndombal tànkub taskatu xibaar te it ñoom dinañuy dafay pexe ba li nga xam ne moo di kayit kii wane ne ab taskatu xibaar nga ci réew mi dinañu daal day gàntal ba doo ci mën a jot ndaje la ñu amee woon ñu dellu si waat si ak Mamadou Sy. taskatu xibaar yi nu ñuy songee langu politique bi tax na Corrède daal di lal ay waxtaan jëm ci ndax
taskatu xibaar mën na ànd ak def lii di politique correct nag am ci xalaat bu dëgër jàpp ni du lu mën a nekk ñi ci nekk bëgg a def politique mën nañu bàyyi lii di métier bi. est-ce que mën nañu di wéy di nekk taskatu xibaar technicien des médias di def politique loolu dégg ngeen fi waxtaan bi mënta nekk parce que suñu métier moo laaj ñu nekk ay nit ñoo xam ne kenn du ñu jàmm naani te yow boo bokkee ci wàllu langue politique vraiment da nga féete te péete boobu ala kuliyaalin dafay xaw a na. bu ñu sukkandiku ci Abdou Coulibaly journaliste bu nekk war nga seet ndax mën nga nekk taskatu xibaar nekk ci langue politique bi wéy di bañ a far moom nag mu jàpp ni lu mu mënta def la loolee waral mu daal di bàyyi lii di métier bi. déontologie loi la boo xam ne bii journaliste seen bopp ñoo dajaloo ñu ne journaliste booy liggéey da ngay taxawee ni ndey ci di taxawee man nag su ma demee ba nekk ànd ak nit ak parti politique jàpp naa suma bopp ne loolu mënatuma ko. ngir journaliste yi nga xam ni ñoo nekk ci jamono ji ci langue politique bi bañ a wéy di nekk ci métier bi CORED daal di jël ay matuwaay. dañu wax ne képp koo xam ne day yëngu ci wàllu politique ñu ràññee ko bu baax ba bu mu ñëw ci CORED naan jox leen ma quitus même bu ñëwee ñun duñ ko jox quitus te buñ ko joxee quitus carte nationale de presse du ko am donc ñooñu nañu xam tànneef bi ñu def nañ ko assumer. ñu doon amal lu ñuy dippee cas d'école acteurs yi nga xam ni jot nañu teew ci biir bés di xamle ni war nañu gën di waxtaane lu ni mel waaye tam fexe rek ba xalaat ci naka la ñuy gën a di defaraat secteur bi. Maodo Sy di ko jaajëfal ñu wutali yoonu Saloum wax lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram gi ak banque yoxe yi nga xam ne fajkat yi banque nañ ko loxo am nañ jeexital bu baax a baax foofe ci faju askan wi ñu bëri nag ñaawlu doxinu yenn ci fajkat yi am jàpp ne ñi nga xam ne ñoo di gouvernement bi nag ñu leen war a taxaw ñoom itam ba seen i jafe-jafe yooyu ñu mën koo saafara su ko defee askan wi bañ a di yëg yooyu lee jafe-jafe yi nga xam ne jamono ji moom nañu dund ci wàllum faju ak faj gi ñu dem ba Kaolack fekk fa Adama Sarr ak Assou Mbaye. geraw bi nga xamee ne waa kër docteur ñu ngi koy amal boobaak léegi dey mu ngi wéy di jur jafe-jafe ci bërëbu fajukaay yi file ci Kaolack nag ñu bëri ci askan wi dey ñu ngi naqarlu li nga xamee ne moo di bile grève geraw bi syndicaliste yi def ci réew mi ci wàllu faj man ànduma ci waaw ànduma ci loolu parce que maanaam hôpital fajukaay warta geraw parce que tey mën ngaa malade urgence waaw doo am foo ko yóbbu ñu faj ko affaire yooyu bu am doole hôpital régional ko mën a yóbbu ñu faj ko léegi hôpital régional fekkee ñoom dañoo geraw doo mën a am foo yóbbu sa malade boo amul xaalis doo mën a dem ci clinique yi faj sa malade loraange mën na ci am kon man geraw bi ànd ci parce que maanaam réew mi ñun ñoo ko bokk réew mi Macky Sall rek jiitu ko ku nekk di ci am cër citoyen bi da ci am cër kilifa diine bi am ci cër waaw Macky Sall ñëw jiite ñu di doxal comme que nag maanaam doole amul mbirim moom ñu ñëpp ci war a jàpp sëriñ nag citoyen yeeg ñëpp ci yem képp ku ci am sa xalaat da nga war nga cee mën a wax lu baax ba maanaam fajukaay bi mën a jëm kanam. wante nag ci gis-gisu ki nga xamee ne moo di Pape Moussa Diop faw rek nguur gi ubbi ay waxtaan nag ak ñi nga xamee ne ñoom ñoo di waa kër docteur su ko defee kat askan wi mën a am jàmm ndax kat ñi nga xamee ne ñoo di suñu médecin yi ay jàmbaar lañu. maa ngi ñaan ñi nga xam ne ni ñoom moo leen jiite nekk ci seen kaw muy autorité yi li nga xam ne ñoom lañ warloog ñoom ñu defal leen ko. te may ñaan tamit nit ñi citoyen tam bu ñu duggee hôpital ñu comprendre lépp parce que hôpital boo duggee da nga am sa malade nga naan toppatoo wuñ ko defuñ ko nii defuñ ko naa fekk na boo xoolee ñoom seen wàllu bopp mënuñu rejeter benn malade bu ñëwee foofu ñu jël la te ni ñu koy waxeeti nombre bi fi nekk maanaam bëriwul waaw loolu bëriwul yooyu yëpp nit dafa nekk yoo xam ne da nga ko war di sóoraale gaa yi fi nekk faj moo leen fi tax ñëpp bëgg nañ ko buñ sañoon kenn du fi ñëw di am loo naqari waaye nag nekk na nit ñëpp mënoo leen satisfaire waaw nit ku nekk rek su ñëwee rek nga ànd ak dal xam ne loolu moo fi nekk waaw ñoom malade boobu indi malade mukk ñu rejeté ko. jamono ji nag askanu Kaolack ñoo ngi talal seen loxo di ñaan jàmm dellu si waat ci bërëbu fajukaay yi su ko defee askan wi mën di faju ci ni mu ware. Adama Sarr di ko jaajëfal njaboot yu wéy di tas ay kër yu gent ku nekk beru sa dëkku bopp mel ni dëkkandoo gi nga xam ne daan nay am si waajur ki njabootam gi yëpp day mel ni dafa daan nekk lu nekk suñu gannaaw bés bi nga xam ne moom la ñu jagleel nag dajale waat li nga xam ne moo di mbokkoo gi ak gën a dëgëral li nga xamante ni bii moo di deret ak ñooñ nekk na force ngir ñu dellu si waat si askan wi ñu bëri jàpp ne li nga xam ne waral na ko ñaare bokk na ci ku ji nga xamante ni bii day ñaaw ak ñaaroo si
biir kër waaye tamit ñàkk gi nga xamante ni bi day tax ku nekk bëgg a wut si yëf yi bopp nekk na loo xam ne fës na si ba waral ak tàqaliko di am si njaboot yi gëstu am Diouf. mu doon luy faral di bëri muy ay njaboot yu féewalu rawatina doom ak waajur sujet bi la doon lu ñor Ibrahima Fall muy évoqué jafe-jafe yi am ci mariage yi lu ci mel ni waay saykat bu féewale doom ak i waajuram. ci ëpp nag ci vie conjugale la amee nga gis da nga ñëw indi sa jabar nekk si kër gi bon yow ku góor ki nga say matuwaay nga bàyyi ko jigéen ki yilif la ba sa jabar mënut a nekk ak say sœur ak sa yaay ak sa papa ba finalement bon da ngay mujj naan damay dem uti jigéen appartement génn dem. leneen li indi bile féewalu bokk na ci xëccoo bi am si diggante couple yi bu divorce amee. le cas où divorce am parfois di gis ñoo xam ne dañuy bëgg jël doom yi jël leen xañ leen seen papa parfois dañu ba au-delà de ça di raconter pour maanaam yàq diggante waajur ak ay doomam. mën nga dee ko xam ne rancunier la comme yow nga jël ay doomam xañ ko ay doomam mais bon seen scolaire kan moo ko war a fay lekk ko xale yi dundi kan moo ko war a fay mais mu téye boppam wala sax takk ay soxna yu bëri te sa doole attanu ko njaboot gi wër la lile di ay kàddu Adama Badji. On a deux femmes, on a 4 enfants, 5, 6. Bon, la yenn saa yi da ngay gis njaboot yoo xam ni góor gi dafay am ñaari jabar am lu ëpp juróom benni doom ñaari jabar yi duñu juboo loolu sax dafay dem ba yegg seeni doom ñu sëy ñaari at seen diggante neexatul ñu daal di tas bu ñu tasee nag njaboot gi kenn du si xam sa papa nga war a àndal wala sa yaay te lii bokk na si li nga xam ni mooy tas njaboot yi. Les enfants sont désorientés. Ils ne savent pas s'ils vont être avec le père ou bien s'ils vont être avec la maman. ñu fekk ko ci kër gi mu toog ak njabootam Fatou Sall du ñu xamal ni ak lu mën di am daa warul mën a féewale doom ak i waajuram. situation lu mu mënta mel nu mu mënta mel rek buñ si dugal doom parce que boo si dugalee doom ji bu fekkee xëy na yaayam xolam la wala papaam xolam la dina am fenn fu mu far te bu faree foofu rek xajaloo dina am te xajaloo baaxul si esprit doom. tey di journée mondiale pour la sauvegarde du lien parental ñi ñu dekk suñu micro di sàkku ci waajur yi ñuy gën a am taxawaay ngir rataxal li di famille bi. jaajëfal ko Ami Diouf ak Moussa Fall ci boobule gëstu ak xayma tolluwaayu askan wi jublu nañ ko beneen yoon di ab juróomi yoon bi nga xamante ni bi nag dafay daal di dikk si juróomi at tàmbali nañ ko sax 2020 ak léegi xool askan wi fa ñu toll ci réewum Sénégal seen ab lim nu gën a yaatoo loolu nag kuréel gi nga xamante ni bi ñoo koy daal di taf daanuñu amal ab lël ngi daal di xayma seen ab liggéey fa mu toll lu am solo loo xam ne nag daan nañ koy war a gën a baral sax ba man ko jotandi ci atum 2023 bu ñu sukkandikoo si ki nga xam ne moo di jëwriñ ci wàllum koom ak koppar ci réew mi Amadou Hott moo jiite it comité bi nga xam ne ñooy taxaw mbir mu ni mel ndaje mi jot ci Cheikh Abdourahmane Li. Sénégal ngi waajal natt limu nit yi nga xamante ni ñooy yeewu ci réew mi gannaaw bu mujj bu mu amaloon ci atum 2013 réew mi nga xamante ni kon daa bokk ci organisation des Nations Unies fas na yéene jox bopp bi le tegtal jugee ci boobule kuréelu mbootaayu xeet chiffre yi nga xamante ni tukkee na ci nag dina amal njëriñ loolu ñi nga xamante ni ñoo nekkee ci bopp réew mi. def recensement général xam sa population xam caractéristiques socio-économiques xam aussi sa habitat fi nit yi dëkkuwaay yi xam aussi infrastructure sociale de base fan la nekk ci réew mi géolocaliser ko xam loolu lépp day gën a tax ñu mën a def suñu ay politique économique ay politique sociale politique de développement ak programme yi nga xam ne nguur gi ñu ngi koy bëgg a def ñu sukkandikoo ci ay statistiques yu wóor ay données yu wóor yoo xam ne ñu dimbale nguur gi ci décision bi nga xam ne war nañ ko jël. waaye balaa 2023 si weeru juin ci atum 2022 gi ñu nekk boobule xeetu càmbar ñu koy wax recensement pilote danañu ko amal muy li njëkk nga xamante ni bokk na ci li ñu waxtaane si ëngamloo bi njëkku comité de pilotage bi nga xamante ni taxawaayam mooy wane yoon wu ñu war a jaar ngir ñoŋal liggéey bi. et pour cela dañoo soxla réunion ak ministère yëpp à travers seen secrétaires généraux yi ñu recueillir seeni observation déroulement activités yi xool li nga xamante ni moom la ñu war a améliorer ci activités yi ak processus bi pour que à terme opération dénombrement yi nga xamante ni mooy wàññi population bi pour ñu mën ko def ci loo nga xamante ni dina nekk qualité. ngir mën say yegg ANSD si jumtukaayu xarala yu yees yi la fas yéene suba lu toll si fanweeri junni tablette daanaka danañu ko jox ñi nga xamante ni
ñooy dem ci terrain bi ngir càmbar bi. moom la agent enquêteurs yi di yor pour descendre ci terrain bi dinañ xam exactement ñoom fu ñu nekk ak nan yan gox ak goxaan lañ nekk également pour pouvoir lim kër yi fa nekk lim nit ña fa nekk ba nga xamante ni dinañ mën a remonter information. muy lu narut a yomb ay jafe-jafe daanaka fësal nañu ko ci daje bi ay jafe-jafe yu ci mel ni ñàkk mën a dugg ci yenn bërëbu fajukaay yi ay daara yu diggu doomu mbaa sax yu kawe yi loolee waral ki jiite comité de pilotage bi di jëriñ wu ñu dénk wàllum koom bi di woo ci ñëpp booloo ci déggoo ngir yile opération jaar yoon. Abdourahmane Ly di ko jaajëfal ginnaaw xayma askan wi ñu wax si li nga xam ne moo di xemmeem lu loo réew mi di wàllum tourisme ak li nga xam ne jàpp nañu ne war nañ ko see joyanti di ñi nga xam ne ñooy saytu wàllum hôtel yi ak li nga xamante ne bii te moo di wàllum tourisme si réewum Sénégal dañoo jàpp ne dañ ko daal di woyofal bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne war na ci dëgg ñoŋul buñ sukkandikoo ci Racine Sy mi nga xam ne fàttaliwaat na ñi nga xam ne ñooy ñànk yu ni mel ngir ñu gën a mën a gëstu li nga xam ne moo jëm si wàllum tourisme si réewum Sénégal ay kàddoom ñu teewlu ko si micro Seydina Mbaye. transport aérien lu ñu gën a jox bopp que su tourisme ñu loolu amee nag dégg ma loolu ñun daf ñu jaaxal loolu soxlaatul bon ñuy am ministère du tourisme ak du transport aérien bon kay nañ fab ministère transport aérien defal ko mu nekk ministère bu boppam maa ñu def ko ñu yóbbu ko ci transport terrestre waaye ñun ñu jox ñu bon suñu ministère bu bopp mu ministère du tourisme parce que daal ni ñu koy doxalee ni daal dañu am gis-gis ni wax dëgg yàlla ñun dañu xaw a tegee boor te loolu du man maa ko wax professionnel du tourisme yëpp ñoom ñoo am gis-gis boobu itam ñuy ñaan dégg nga loolu itam ñu def ci safara parce que loolu du li nga xam ne moom mooy doxal suñu secteur donc ci wàllu itam lépp yeeg ak yeneen wax nañ ko fi ñu ngi rafetlu itam taxawaay bi nga xam ne Abdoulaye Diallo ministre des finances am na ko ci ñun ak d'ailleurs directeur général des impôts Bassirou Samba Niasse te ñoom ñëpp daal leen gisaat delluwaat ci ñoom pour ñu leen mbir mi bu ñu foog ni jeex na donc na impôt dégg ma dal tuuti dégg ma parce que sonn nañu ba tey te situation bi mu amee ci biir ci monde bi ak guerre bi am Ukraine ak Covid bii di ñëwaat Chine ni tax na ba wax dëgg yàlla pour que ñu mën a delluwaat ca lañ nekkoon il faut au moins ñun xalaat nañu ñetti at dégg ma ci kanam lu ñu mën a wax dëgg yàlla commencé di wax ni ndax mbir mi sotti na wala sottiwul donc fi mu nekk pour le moment li ci am solo mooy prudence dégg ma ñu bañ ko mbir mi génn nañ ci dégg ma ñu dal tuuti ba ca kanam ñu xool dégg ma mbir mi nag lay demee. juróom-ñaar fukki milliards ak juróom ci tourisme bi dama ni ñun loolu kenn joxuñu waaw donc loolu ci loolu ñu wax ni lañ ñu ko jox dañuy fopp dégg ma am dafa am lu ñu ci fopp jox ko transport aérien joxuñu ko ñun ñii nga xam ne yelloon nañ ko loolu itam ñun rafetlu wuñ ko. Dakar daloon na lël bu njëkk bu ëmb ay ndawi réew yu jóge ci UEMOA ñetti fan yu ubbeeku tey jii di lël bu ñu jàmpal di extraordinaire nekk loo xam ne it fursa la ngir dëkk yi nga xam ne teew nañ ci ñoom juróom-ñaar yi ndax Mali moo ci daal di wute boobule ndaje ngir ñu daal di dellusiwaat nag ci lépp loo xam ne moo di xayma geeg taxaw gi war ci wàllum koom ak koomal waaye tamit jëm si li nga xam ne moo di wàllum mine nekk la loo xam ne fës na ci buñ sukkandikoo ci kàddu Cheikh Tidiane Gadio mi fi teewaloon pencum njiital pencum réew bu Sénégal juróom-ñaari dëkk yooyu nag war nañoo xaat seen tànk du bay ba jokkalante ci wàllum koom nekk loo xam ne dina yomb loolu ñu dellusiwaat Cheikh Amadou Bari. bile ndaje bu njëkk ci at mi kuréel bi boole député UEMOA nekk lu am solo délégation bàyyeeko juróom-ñaari réew yi di ko xamle mu jiite cérémonie d'ouverture bi ci turu Moustapha Niass Cheikh Tidiane Gadio di xamle ni nag jokkalante bi moo di pexe ci tuutiwaay sunu marché yi mooy garantir itam jàmm ak kaaraange ci espace UEMOA. Sénégal bu amee marché 100 millions d'habitants moo gënal mu am marché 15 millions 16 millions de Sénégalais parce que marché boobu dafay xat doo ci mën jaay lu bare doo ci mën am koom-koom bi nga bëgg donc intégration mooy li ñuy wax gagnant-gagnant ñëpp ciy gis seen bopp ñëpp ci am lu ñu bëgg réew yi jëm kanam. bu weesoo thème yu ñu tànn toogal président comité interparlementaire bi bokk na ci bi ndaje président comité interparlementaire bi di xamle ne nag am na yaakaar li nga xam ne moo di ñu bokk ci session bi dina gën a nànd thème yu gën a am solo ci waxtu yi ci espace UEMOA. Il s'agit à travers
les représentations. dañu bëgg a amal ay waxtaan ngir nag fexe ba député yi xam liggéey bi nga xam ne commission bu UEMOA daf koy def état yu ko sekk wala sax yeneen acteurs yi nga xam ne dañ ciy dugg seen loxo bu baax a baax. des États membres et des autres acteurs concernés. ndaje mi nag di xew ci jamono ji nga xam ne réew Mali dañ ko teg ay sanctions deuxième vice-président assemblée nationale bi di wax ne lu nu mel neexu ko benn yoon muy ñaax nag acteurs yi ñu saafaral ko nu mu gën a gaawee ngir ñu mën a lever sanctions yi. xam ngeen ne suñu chef d'état yi suñu njiit yi ñooñu kenn nalawatul parce que li xew Mali effectivement metti na ci Mali metti na ci ñun ñëpp. Ça fait très mal au cœur dañuy ñaan yàlla solution am rapidement ba sanctions yi ñu lever ko ba Mali mel ni mu meloon avant ba peuple malien mën a continuer ak problème yu bari yi muy jànkonteel terrorisme beeg insécurité beeg yooyu yëpp il est urgent de trouver solution Mali. ñu ngi doon ñu ci bopp xibaar yi tàggat yaram gayndey Sénégal football yi di ñi nga xam ne seen dégg-dégg neexul qualifié nañ ci coupe du monde bi ginnaaw bi ñu jëlee coupe d'Afrique bi jubluwaay gi moo di yegg foofee ca Brésil ngir daal di indi ndam li ci réewum Sénégal ñu ànd ci ki nga xam ne moo di Cheikh Diop ak Bon Sekou Seydi ak Serigne Saliou dem ñi fekk woon leen. ci parking bu nekk arène nationale la sélection malentendant yu Sénégal amal seen séance d'entraînement bu mujj laata ñuy dem fale ca Brésil. ñu nekk champion d'Afrique en titre ndawi Abdoul Aziz Dieng mi leen di tàggat ñoom jamono ji lu ñuy xalaat mooy rek dem jëli coupe du monde bi. Donc on est tous des amis. Il y a une certaine solidarité et nous avons appris ensemble. Nous avons fait des tournois ensemble. Il y a une certaine fraternité au sein de l'équipe et on est vraiment fort. Oui. Et nous en sommes très très fiers. Maintenant que nous allons au Brésil pour jouer pour la Coupe du Monde, c'est vrai, c'est la première fois. Nous allons continuer et nous allons nous battre pour prendre encore cette coupe, c'est ce que nous voulons. ki leen di tàggat moom nag jàpp na ni faaw rek ñu bàyyi xel bu baax seen adversaires yi. Abdou Aziz Dieng wóolu na bu baax ay ndawam waaye objectif am bu njëkk moom moo nekk génn phase de groupe yi. li wérte wóor que ni mooy ñu ngi liggéey nañ de telle sorte que pour au moins maanaam mën a génn ci phase de poule yi su ñu génn ci phase de poule yi nag ensuite maintenant doo ko waajal yeneen match yi donc nu mu tuuti match par match après incha allah même sax su fekkee ni peut-être objectif yi d'abord xëy na moom mooy àgg demi-finale. conditions yi itam lépp mi ngi ci yoon ngir rek équipe bi mun a atteindre objectif am. Au démarrage de la préparation c'était pas facile, ils ont eu des problèmes mais au fur et à mesure qu'ils avançaient, que la préparation continuait, malgré tout eux ils ont tenu à se préparer malgré les difficultés qu'ils ont connues. Cependant c'est au cours de leur préparation que le ministère est intervenu aussi pour appuyer. Et jusqu'à présent, c'est le ministère qui nous appuie jusqu'à ce moment-là. Et même pour le départ, le ministère est là pour nous soutenir. Équipe nationale bu Sénégal malentendant daañu bàyyeekoo Ndakaaru tey ci ngoon ñu wutali fale ca Brésil ñoom ñu ngi leen di loger ci poule D bi ñu bokk kook Pologne, Grèce, Mexique ak Ouzbékistan. Seen jongante bu njëkk ñu ngi koy amal ñaari fan weeru mai bi ñu jëm seen diggante ak Pologne. si defarum dàll la yëngu ngir tekki fii ci réew mi Cheikh dàll lay wuyoo dàll yoo xam ne si ay tissu la koy defee jaare ci wax ak yu ni mel ngir ràññeeku lool donte amoon ay jafe-jafe bi muy door waaye nag nee na mu ngi ciy génn jamono ji ba am ñoo xam ne si ginnaawam la ñu bootoo ngir wàllum xëy ay sotukan bu dee buntu atelier bi day wane ni dañu fiy jaay ay dàll yu ñuy defaree wax bogolan pagne tissé ba njaxas xel xalaatul woon ni xarañteef la koy uude bi di defaree ak ay loxoom képp atelier bi donte naw na te xat teewul Cheikh ak i ñoñam fii la ñuy defaree yi xeetu dàll muy ay dàll yu ñuy defaree simili cuir ay tissu ay carton éponge ak i machine u ñaw mu di jumtukaay yoo xam ni moom la Cheikh di jëfandikoo
ngir defar lépp lu nekk ci dàll ni laase yi talu yi ba ci lépp luy taaral dàll bi du bàyyi dara ay ñoñam ku ne ak pàcc wi mu am ci liggéey bi li yëpp bu ko Cheikh mu ne tey dafa fekk ni nijaayam moo ko jàppale rawatina magam bi ko jàngal métier bi ba muy am fukki at. ma toog def ma dara fekk maa ngi yoroon xaalis waroon dem Colobane jëndi ay dàll léegi nag après bi ma demee bi ma toog ci ak ma ni man li may xaalis bi ma yor di ko jëndee bac est-ce que du ma jël sama temps sax ma defar dàll boo xam ne man maa koy solal sama bopp li tax ñun mën ñoo créer suñu dàll bopp di ko sol loolu moo ma dugal ci daal bi ma ko xëyee suba solaat ko sama benn grand woo ma ni ma may Cheikh est-ce que xam nga daal yi nga sol mooy ko daal yi ma sol xam naa koy ndax maa ko defar mun ma non du dëgg daal yi mënoo ko defar mun ma kon jaay ma ko man nag ma jàpp ni sax daf may tooñ moo ko prix bu seer mun ma non simmil kon si saa si nag ma sim mu natt mu jot ko mu fay ma dugg si bigit bi jënd carax. tey dal yu mucc ayib yu muy defar tax ñu ràññee ko bitim réew. ku si nekk ak man ba may jàng métier sax dama am leen lu ma musoon gëm mooy métier bi may def tey su may tukki ni ma yóbbu loolu mooy man gëm-gëm googu laa yàgg am lépp lu may am na ma sama métier may loolu te yàlla def na musuma jéem a xëccu fenn pour tukki pour dugal fa sama xaalis pour dem te yàlla ak may suturaal ba nga xam ne tey yàggul dara jóge nañ Dubaï ci exposition 2020 exposition bu gën a rëy ci àdduna bi boole nañ ni ci ñu dem te bañ ci demee tamit gis nañu tamit affaire bi yaatu na bu baax quoi. donte ci informel bi lay yëngu xam na nu muy yore atelier wam ndax ba tey mu wutal ci xëy lu ëpp fukki nit. suñu calculer ñëpp ak ñuy liggéey ci entreprise bi yëpp dina mat ay 13 personnes parce que am na ñoo xam ñoo yor kii bi internet bi am ñoo xam ne tey suñuy woote ci affaire liggéey bi ñoom la ñuy jot waaw am ñoo xam ne tey ñooy sama manager am ñoo xam ne tamit ay conseil lañ ci ginnaaw tey li may dugg dama leen di laaj ñu ni ma Cheikh nii la ñuy def nii la ñuy def nii la ñuy def ma ànd ci ñoom waaw am ñoo xam ne nag ñoom laa bokkal liggéey bi dañ leen di fay parce que tamit tey am na ci ñoo xam tamit dañuy jàng métier. jaar-jaaram wone ko gëm-gëmam moo di liggéey mu jàpp ni ñàkk jëriñu moo wax ñëpp. benn yoon mettiwul quoi parce que man tolloon naa foo xam ne damay xëy suba nii toog nii sax du ma am matériel col 500 bu ma jënd pour liggéey sax du ma ko am mais chaque jour maa ngi gëm ni tey day baax quoi. mooy li ma wax tamit c'est que ñun jeunes yi dañoo am benn kii boo xam dañoo xaw a yàqam ci suñu àdduna tuuti quoi mais c'est cadre liggéey kase mooy maye man xam naa ni dinaa am ndax taayalu ma yàqu cadre liggéey dinaa liggéey bi lépp lu mu jox ci àq dinaa ko jox. defaral boppam loo xam ni moo ko xalaat ñëpp ràññee ci àdduna moo di mëbëtam bu gën a mag ci liggéey bu muy def ci dal yi. jaajëfal ko Aïssatou Kane jaajëfal leen mbokki teelu fii lañu yokkitey biir jotay xibaar beneen jotaay 19h45 la doon si kàllaamay nasaraan ngeen si ànd ak Adama Ba ndogu total di wéy nag Cheikh Hassana Fall ndogu jàmm